ci bépp banque BICIC ngeen ubbi fa compte njariñ dong la leen di jural ba pare dañ leen di accompagner ci bépp projet boo mënti am alors bon yi nag dañ ko mbay ñi nga xamante ni ñooy farlu di dugg ci suñu page Facebook di ko aimer di ko commenter ñoom lañ ciy tànn incha allah bu ca kanamee daal leen koy may léegi sans plus tarder nag dama leen daal di may li nga xamante ni mooy extrait foot tey football laa lay yóbbu. c'est important. waaw ci la bokk sport yi la. sportif lañu en général. mais suñu préférence nag nekk bëre. mais teewul nag bul fàttali ñun tamit boo gisee sama tànk yi nga xamante ne sañoo laal bal quand même bien sûr alors BICIC nag dañ doon def seen i match interbancaire ñoom ñoo ko doon joué ci seen biir ñoom nag macha allah yemuñu ci nekk leader ci li ñu doon dañoo nekk aussi ay sportif ay champion ci lépp la ñu nekk donc ñu seetaan benn extrait wu foot léegi daal di dellusiwaat. sport nekk liy boole ay nit di rataxal diggante yi looloo waral ñii di liggéey ci banque organisé benn tournoi bu am solo tournoi boobu nag regroupé woon équipe yu bari ñiy liggéey ci banque waaye final bi ñu ngi ko amaloon ci week-end bi ci diggante banque bii di BICIC ak BOA mu nekkoon match bu mag ñi ko teewe woon di mbokk xarit ak am di jàmm final boobu nag ñii di waa BICIC ñoo daal di daan waa BOA ñetti bal ci benn ki dugal biu BICIC yi di Sémou Diouf moom sax dafa daal di dugal ñaari but beneen bi kii di Mouhamed Ndiaye moo ko daal di dugal ñi amaloon tournoi bi les compétitions. C'est un tournoi qui mérite la présence de tout le monde parce que c'est ça aussi au-delà du football au-delà de la coupe qui va être soulevée tout à l'heure c'est la cohésion entre les différents membres et je crois que comme on le dit le football est un élément fédérateur. Cette fédération on souhaite qu'on y arrive par l'adhésion et la participation de tout le monde, les employés, les hommes, les femmes et au-delà du football pensez également à d'autres métiers qui peuvent arriver. Pourquoi pas à la lutte, chers messieurs, parce que vous êtes un spécialiste de la lutte. Il y a des banques qui ont organisé lors de leur sortie des séances de lutte qui ont été beaucoup appréciées par les participants. Donc, mais bon, on sait, le football, c'est le sport roi, mais il n'y a pas que le football. Mais aujourd'hui, on parle du football, vive le football et vive la corporation bancaire entre les différentes banques de la place de Dakar. mu nekkoon édition bi njëkk ñu fas yéene amal yeneen tournoi ngir gën a rataxal diggante yi ñoom ñi di liggéey ci mbirum banque. Au nom de l'équipe de la BICIC, nous tenons à remercier notre direction générale qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans de bonnes conditions. Nous remercions aussi tout le personnel qui a voulu au moins, je veux dire, apporter son soutien pour l'équipe. Et le tournoi a été une grande réussite, d'autant plus que ça permet de raffermir les liens entre les agents de banque. Donc je pense que ces genres d'initiatives doivent être renouvelées à chaque fois pour nous permettre de se rencontrer et de nouer le partenariat entre les agents de banque. alors gis ngeen BICIC ni nga xamante ni ñoom la ñu dumewee waa BOA alors ki nga xamante ni nag moo njëkk a dugal but mu ngi tudd Sémou Diouf moo njëkk a dugal bi foofu noonu 3 buts lañ def 3-1 ki ci Sémou Diouf moo njëkk a dugal but tudd Mouhamed Ndiaye du suñu bos tànk yi ko gis xam ne du sportif du joueur mënul kooku Mouhamed Ndiaye la Mouhamed Ndiaye alors kii nag Mouhamed Ndiaye la tudd moom mu ngi nekk BICIC aussi ki nga xamante ni moo dugalaat 3e bi muy Sémou Diouf moom yemul ci macha allah mën liggéeyam tànk bi tamit ku ko gis xam ne sportif la day dem dafa mel ni kon répétition la Sénégal dafa dóor 3-1 et Mame Biram Diouf dugal na bi y a un Ndioufène aussi waaw Ndioufène ni temps yi ñooy bomb moom alors loolu moo nekkoon BICIC ñu mayoon leen ko rek muy quelques minutes ci seen sport bi nga xamante ni moom lañ doon am muy interbancaire yamuñu seulement ci nekk les meilleurs dañoo mëne fu ne waa BICIC ñu daal di jël ci rubrique bi may gën a neex ci nga xamante ni ci biir lamb ji dañuy daal di jël xale yu jigéen yi fa gën a taaru yi fa gën a sañse yi gën a cekkate ñu daal leen di wan ci émission L'Oeil du Tigre nañu seetaan xale yu jigéen yooyu del siwaat léegi-léegi ci plateau yi. mon consultant gis nga xale yu jigéen ñi ni ñu sañse weede defar ba mu baax. taaru lamb sénégalaise dafa jekk nag macha allah. taaru lamb lu jigéen bokk rek baaxul femme jigéen déjà ginnaaw ba ñu juree. waaw ñoo waajal pour ñu bëri ji. waaw bu dee am nga yaay moo lay waajal bu dee am nga soxna moo lay waajal ñoo lay toggal di la xont pour nga doon mbër. macha allah ñu naan bàkkat bi naan
jonga maa may yefal di ma may ci ndaala ndox may naan boobu temps jamonoy ndaala woon donc nga xam ne kon jigéen dafa yàgg ci làmb te bu ñu solo ba toog ci làmb ji dafay sax encore encouragé góor ñi bëri ji ba tax sax aajaa xarme ma jàkk génn ci woyam ne bu doon làmb jigéen sax jeex na donc nag jigéen sans jigéen ci làmb rek dafa am lu ñu manqué ba tey donc jigéen daal pàcc bu am solo la ñuy liggéey ci biir làmb. ci biir làmb. ñooy woy encore boole ci. d'accord léegi nag dañuy jàll ci allo docteur ñun koy def bii nag dañ ko indiwaat parce que dañoo xam ni il faut que ñu insister ci dopage bi. anti dopage bi il faut que ñu ciy insister mbër yépp xam ne que mënatul nekk léegi da ngay clean ñëw wane sa bopp bëre daan dem ñibbi kese. donc ñu ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy suñu tonton El Hadji Assane Gueye di remercier bu baax a baax nag docteur Gora Cissé dellusiwaat léegi ci plateau bi. ceytu gi ñeel wàllu dopage am na solo lool ci programme bi jëm ci xeex ak dopage ngir ñoŋal sport bi teg ca aar kii tàggat yaramam contrôle yi di ceytu gi ñu ngi koy def nag wéer ko ci anam yu xereñ dëppoo lool ak yoonal gi ñu tëral ci àddina salaam. muy jël bi entre Siteu ak Zarko ñenn ñi nee nañ Siteu daanu na ñenn ñi nee nañ Zarko moo njëkk a laal suuf comme que man nag yoruma ci bëtu expert. man damay toog di seetaan rek bu arbitre bi ne kii la ñun jàpp ni kooku la yow mi nga xamante ni yàgg nga ci nekk champion expert nga ci consultant nga ci dama bëggoon nga leeralal ma làmb ji ba mu leer ma tegal la ko jël bi ñu doog cee wax. fas yéene koo def rek comme ni ñu ko daan defee. ay les images parlent. c'est la télévision qui va nous montrer des images ñu commenter ko ni ko ñëpp gisee. mu rafet lool leer lool macha allah. Bamas Maaw ñu dem Zarko. écurie Grand Yoff mbooloo seen wàllu càmmuñ ngemb lu weex monsieur l'arbitre seen diggante ñoom ñaar takk bandeau bu rouge ci loxo càmmuñ bi takk bu bleu ci loxo ndajoor bi sex sifflet nag di waay joxe coup d'envoi Bamas Maaw ñu dem ñu léewtoo Siteu tànku ndajoor Zarko tànku càmmuñ c'est compliqué entre ndajoor ak càmmuñ souvent ay combat yu métti la ñuy bëree parce que ay wet la ñuy bëree wetu Siteu wetu càmmoñam lay bëree Siteu wetu ndajooram lay bëree Zarko di bëree wetu càmmoñam donc kii day nekk droite ki nekk gauche donc tafante day yomb trop si ñoom ñaar. Siteu appel def double crochet double direct ak crochet gauche fekk nag Siteu di Zarko di wàcc pour tibb ko Zarko faqat ko foofu pour ko ndomba Zarko ci feu de l'action gis ngeen ne gaa ngi ne même continué di bëre. arbitre bi gisagul dara ah arbitre bi gis ne blessure bi ñëw na arrêté voilà ñaari bëri nag fii seen yaram dafa tàng tellement maaw ba nga xamante ne arbitre bu ñu leen téye 3 arbitres yëpp a ñëw leen àtte xoolal le coup bi nga xamante ne moom la Siteu dóor maanaam coup bi nag c'est important maaw parce que ban sago la Zarko am ba la Siteu am ba dóor ko coup boobu à bout portant loolu lu jar a xalaataat danga ko. oh là là oh là là oh là là voilà ñoom ñaar yëpp nag ku ci nekk doon nga ko boo xamante ne lu jax li jënd la ñu jël si waat nag gars yi Zarko jógee ardo mbër nag très souvent bu amee blessure bu ñu la gaañee yóbbu la ci médecin bi da jël si waat moralement da nga war a wàcc soit da ngay wàcc ñëw limiter ce combat soit nga ñëwaat ne damay fay par force loolu nag moo dal Zarko bi ko mu xasee am blessure dafa mel ni gaynde bu déchaîné wu ñëw ci kaw ki nga xam ne mooy Siteu def combat tambour battant ba lépp ba li xew di xew Bamas Maaw ñu dem Siteu di contrôle adversaire am bëre saaku ah là là gis nga Siteu bu fa démarré rek di dóor si rek ki nga xamante ne mooy Zarko daw na coppet tànk ba waaye nag coppet tànk ba xoolal li nga xamante ne toujours moom la Siteu di déjouer adversaire bi nga xam ne mooy Zarko mooy dafay jël cheville bi tànk bi maanaam tànk bi lay jël di ko lonk ci suuf à l'extérieur comme que njool la nag mun na am na possibilité lonk ko fii ci suuf bu gàttoon nag tànk bi fii lay ñëw ci oom bi nga xamante ne Zarko dina ko mën utiliser mais nag la rallonge bi nga xamante ne moom la Siteu am dafa am importance ci combat bi moo tax saa bu ko Zarko sàccee ne ko cas day jël tànk ba rek diggu tànk ba rek kal ko ci suuf fi nga xamante ne mooy wëqu kii di Zarko Bamas Maaw ñu dem arrière génn les sacs macha allah voilà Zarko s'est déchaîné Zarko sànni direct di gauche adversaire bi topp ko mu reculer fatigue bi commencé naa feeñ fu mu nekk nii ci làmb ji Siteu ay pas en arrière di bëre lang jaadu na jàppante loxo Siteu mi contrôle adversaire am sànni direct di droit
mu dawat na ko cappat moom Zarko xoolal tànk ba encore rek toujours rek Siteu daf koy génn extérieur nag barrage la bu dee intérieur fii bu doon intérieur Zarko dafay am li mu bëgg parce que dina ko mën a sukkër bi tegal ko chaise waaye toujours rek tànk Siteu bi ngeen xool ko day génn extérieur tegu ci biti ba pare mu am crochet extérieur encore ci biti ba pare team adversaire am di ko xool ndax taayam Bamas Mao ñu génn mu taxaw ci ñaar tànk yi ñu atteeti en ki nga xam ne mooy Siteu bii mooy su ma ko mënta wax moom mooy 4e fois bi nga xamante ne moom la Zarko dem di jàpp et puis Zarko ni mu jàppee tànk bi am na importance baax na trop jàpp na ko intérieur ba pare jël loxo bi ceinture ko xool loxo Siteu la xool Zarko bi fi mu nekk ci ginnaaw ngembu ki nga xamante ne moom mooy Siteu ci ginnaaw ngemb fii ku ñu ko jàpp en général da ngay perte sa combat mais Siteu nag bu leen fàtte ba tey tànk ba ma nga ci extérieur rek tànk mi ngi extérieur rek Zarko day am problème mu manœuvre ko mbaa mu daan ko c'est très compliqué situation bi xool Siteu raful tiitul ma nga contrôler l'adversaire am bu baax a baax mais la bonne position fi mu nekk nii moom Zarko moo ko yore waaye nag Siteu nag dafay génnee le plus intelligent ci combat bi Bamas Mao xoolal tànk ba xoolal ah et encore il faut noter la puissance aussi ak la force de Siteu ah Siteu dañoo waxoon ne sew ñànd la ah moom la ñuy wax faux maigre ah fii nag Zarko koy imposer le rythme infernal xool léegi nag Zarko ba tey même chose même position la Zarko nekk ak Siteu ñoom ñaari wet la ñu waxoon lañ leen ko kii ndeyjoor la kii càmmoñ la ku nekk yaa ngi bëri sa wet gi nga moom donc forcément ñoom ñaar dañuy bokk alignement bokk benn wet xool Siteu ni ko Zarko ceinture ci ginnaaw ni ba pare tibb pokataan tànk bi di ko xar ngéppan ko pour sukkari bi ko moom le règlement bu wax très souvent daf lay nasaxal yow mi demoon làmb ja discipline boo gis ci àdduna dafa am règlement waaw léegi règlement bi mooy lan mbër mi saa bu ñu ko jëlee ci zone fi ñu naan zone de vérité fu weex fi ngeen gis nii wërngël bu weex bi ku ñu fi jëlee daan la ci diggante saak yi njëkk yi mooy saak yu xonq yii bu ñu la jëlee ci zone de vérité mooy ci fu weex fii ñuy bëreekaay bi def action fii ci biir yóbbu la ba nga jéggi saak yu xonq yi léegi diggante saak yu xonq yi ak saak yu bleu yi weex yoo xam fi nekk nii suuf la saa boo fa daanoo rek jël la bu ñu homologué waaye nag moom benn mbir waaw xool nañu ko xam ngeen ne jële ko ci biir ñuy dem arbitre bi nekk suñu ginnaaw ñuy dem ba génn saak yi chute am ci extérieur bi maanaam kon ba léegi nag kon zone de vérité moo am ak zone de sécurité ak zone morte mooy gazon bi ngeen gis maanaam su mbër jëlee fii ni tey ji ci weex bi daw ak moom ba mu génn ci biti daanu ci gazon yu vert yi même bu ko daanee jëlee bu leer kenn du ko homologué parce que fii zone morte la tudd bokkul ci làmb ji daal ci gàttal mooy weex bi nekk ci biir te am te rëy am wërngël bi saag yu xonq yi moom mooy jëli bu njëkk bi donc saag yi ci toppaat te weexaat nii encore ci digg bi weex bi foofu yëpp bërekaay la bu ko weesoo nag nekkatul bërekaay Bamas Mao ñu dem léegi nag gars yi ñu dellu si waat encore ci beneen action ginnaaw bi nga xamante ne premier chute am na on dit bien premier chute parce que là gis nañu logiquement normalement 4 appuis yi nga xamante ne moom la Siteu def làmb ji ñëwaat dellu si waat c'est très difficile nag quand même nga am victoire ñu waat la nga bëre waat moralement ak mentalement sax da nga war a baissé wu mais Zarko nag dafa ñëw fii nag gën a mettre le feu ne dama koy daan par force dawaat na fii jël ki nga xamante ne mooy Siteu mais toujours la même position ça n'a pas changé du début à la fin nga gis ne Siteu mi ngi extérieur crochet Zarko ceinture na ci ginnaaw mi ngi xaar ngéppen encore Bamas Mao ñu dem Siteu jàpp na intérieur jàpp extérieur Zarko jàpp na intérieur jàpp extérieur Siteu kor ko ci biir nekk à la défensive recul tirade bët oh là là gars yi nag fii nag dañu am sañ-sañ pour wax ne combat bi nag bu ñu seetloo combat bi ba mu commencé ba fu muy jeexee nag ñu gis ne Zarko a fourni beaucoup d'efforts il est venu faire son combat son adversaire nag intelligent moom ki nga xamante ne moom mooy Siteu di contrôler l'adversaire am saa bu koy song mu ngi koy gis di ko baare saa bu koy song mu ngi koy gis di ko contrôler ba fu ñu toll nii ak nii gis nga xool l'opposition de Siteu pour encore ñëwaat fii Mao dafa am importance ñu naan Zarko moo ëpp Siteu doole non doole nag ngeen baal ma bëgguma ñu koy xool toujours ci ay kii moo ëpp jëmm certainement Zarko moo ëpp jëmm ëpp ay muscle mais nag bu leen fàtte ne aussi Siteu moo ko sa tuuti te dañ ne nag ci cosaanu làmb njool bonul dund ma jafe Siteu njool la ñu encore ñoo xam ne faux maigre la mais xoolal la puissance qu'il dégage
xool puissance bi mu dégagé ak ni ko Siteu di ko Zarko bëgg a róoñoo mu jël tout poids de son corps sëf ko ki nga xamante ne mooy Zarko. C'est énorme là. Ils ont dépassé beaucoup d'énergie. Là, nous sommes à la 13e minute du combat. Bambasmaa ñu dem 13 minutes c'est énorme. xool Zarko fu mu téye ca ginnaaw Zarko accrocheur xar ngéppen encore gis nga xool xar ngéppen ba mu def xar ngéppen bi c'était extraordinaire nag. Et intérieur Siteu siggi complètement ak njoolaayam taxaw tiim xool ko di déjouer tout ce qui est prise boo xamante ne moom la Zarko def Bambasmaa damas nañ ci biti voilà. dafa dina jëpp xar yi ba ci suuf donc moom ñu jéggi saako yi Siteu tëdd ci kawam imposé ko tout charge bi mu am ci kawam énergie bi mu am ci kawam daan ko fii nag gars yi téléspectateurs yi fii nag la Siteu daane Zarko xool fii Siteu bi nga wax arbitre bi xar ngéppen daw ak moom tëdd carrément gars yi nag téléspectateurs yi nag gis ngeen encore loi yoon dafa ñëwaat suñu ko dab ñu te dañ ne yoon bu la demee nag da ngay taxaw wax lii yoon léegi nag ñu ñëwaat encore ci zone de vérité bi gis ngeen ne première action bi indi 4 appuis yi Zarko ci biir la ko jëlee woon ñu dem ba ci zone de sécurité bi fa la ko Siteu fa la ko Zarko yóbbu woon ci 4 appuis bu fekkee 4 appuis am na jël si waatee encore deuxième chute bi nga xamante ne aussi moo am ci diggante encore Zarko ak Siteu te Siteu daan ci Zarko ba tey ci biir la ko jëlee ci biir la Zarko jëlee Siteu Siteu résisté ko ba ci biti Siteu daan ko ci biti donc xoolal xar ngéppen premier chute disons 4 appuis léegi nag mu des encore beneen deuxième leeroon na ñu desaat deuxième chute bi encore jóge ci biir enceinte bi ñëwaat ba ci zone de vérité bi fa la ko ki nga xamante ne mooy Siteu arrière daan ko ci biti ba tey ñoom ñaar lii nag nekk jëli boo xam ne jëli bu set wecc la bi Siteu daan Zarko bu amul benn werante ñu fàttali gars yi rek que ne ñaari jël la am ci combat bi ñaari yëpp ci enceinte bi la jógee jeexe ci biti muy Zarko bi ñu naan daan na Siteu ak bi ñu naan Siteu daan na Zarko léegi nag ñun nag du ñu arbitre mooy le CNG de moo consultant li nga fi wax moom amul ma lenn rek lu ma ciy tegaat noo ñi Sénégal ciy teg lii leer na ma ni Sénégalais yi gis nañ bu baax a baax li nga xamante ne moom moo nekkoon combat bi ñu def ko en détail décortique ko benn par benn ba ngeen mën a xam exactement kan moo daan ak kan moo daanul no comment damay daal di jàll léegi ci suñu zapping ñu daal di seeti tamit yeneen télé yu baax yi dama lay këf du ma la bàyyi nga dem kon dafay yomb trop bàyyi rek ma dem loolu tax du ma la bàyyi nga dem bàyyi ma dem bëgg a récapituler fàttali un peu Balla Gaye dëgg la je pense bi amoon na fa ñun 2 ans après ñu ñëw fi leeral ko doomu aadama yi mu nekkoon lu gars moo Ndiaye aussi Balla Gaye numéro 2 bi amoon loolu ci Yékini moo ko amaat ci ba tey ñu ñëw leeral ko doomu aadama mu leer nañ donc dafay répété wu lamb la di fi amaat nii dafi amaat amee nag ñu dalal suñu xel wax ko ni ñu ko war a waxee ñi àtte dañu war a àtte mbëri yi am ndam continuer bi toute façon combat bi moom ni ko ñaari mbëri bëree amu ci kenn koo xamante ne am na lu muy permettre mission macha allah ci nekk rek grimper nga benn escalier pour dem dugg dans la cour des grands muy Siteu ak muy Zarko yëpp ñoom ñaar dañoo mérité combat bi def li ñu war a def lépp donc nag gars yi ubbi leen seen bunt nag pour Siteu ubbi leen seen bunt pour Zarko te xam ne ñëw nañ seen kaw ba pare li ñu fi wane ren mbër yi ko wane ci làmb néew na ils ont été à peu près un peu moins de 15 minutes yoo xamante ne amu ci yëpp tambour battant la c'est vraiment énorme encore félicitations à nos 2 champions là et bon courage bonne continuation d'accord jërëjëf mon consultant léegi nag ñu daal di jàll ci suñu zapping daal di dem xool yeneen télé yi ñoom it lan lañ wax ci làmb ji dellusiwaat léegi kilifa gi Njaga sama rakk la am na lu ma may fan yi lu ma war a dawal ci télé bi ñëpp di ko gis magam sama xarit la Youssou ma koy ñaanal yàlla barke li muy liggéey yàlla taxawu ko fanam gudd nit ku baax la nitu valeur la te Sénégal soxla na nu ñu mel noonu. daf ko bëgg a xar géppen mu rasu ndigal daf ko bëgg a xar géppen ñagas rasu ragas caxabal na ko ray ñagas attention ndigal daan na ñagas. Kimza ak Ama bu Rëbës ñoom ñaar jàppante nañu. Kimza yow li nga bëgg a def mën na nekkay daan na. ndaanaan buy doon woy jóge ci ay kasak tey nga nekk directeur wala président wu groupe de média bi gën a ngand au Sénégal c'est pas facile du ay caaxaan de
du ay sëriñ bee ma ko werdal ak moo ma ko ñaanal moo ma sang de du yooyu de ak jom yàlla rek ak jom moo koy maye. takkusaan ga Mbaye Gueye dajeeg Papa Kane Caaroy Papa Kane dóor ko mu toog jeex na waxtaan na ca des fii la Manga dajewan ak ki nga xam ni kii mooy Balla Gaye 1 waaye fii nag fii la Yékini dajewan ak ki nga xam ni mooy Mohamed Ndao Tyson waaye fii la Yékini dajewan ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye 2 waaye fii la Balla Gaye dajewan ak Tyson fii la Balla Gaye doomi Double Less dajewan ak Tapha Tine waaye fii la dajewan ak Mamadou Lo tey nag ñu boole ñaari ndaanaan yoo xam ni yii yaari xali ndeef lañu su kii toggee añ kii togg reer mooy Siteu ak Zarko. ndimbal la maa ngi sant suma yaay bu baax ak ñu mu dëggal waa tali Maam Jaara man suma yaay du ma ñaanal ndam may ñaanal di gën ci man. fan nga dëkk Sénégal. man Sénégal fi ma dëkk Dionewar laa dëkk. ban xeetu séeréer nga. séeréer ñoomin ka te reful. dama ko doon si fépp laa ko doone ba pare rawatina nekk taalibu Serigne Touba kennal ko nag. léegi lan moo ban combat moo ne sa kanam ban def doxal yàlla. li nekk sama kanam mooy di ñenn ñi moom muy nit ñi loolu man moo ma yéem. mais ban kër nga soxla fu mu ne. kuñ ma jox baax na.
gis ngeen suñu zapping ñëpp doon càmbar lutte bi ñëpp doon càmbar lamb ji nga xamante moo amoon le 12 juin gis ngeen polémique yi ku ci nekk nag jox na point de vue ku ci nekk nag wax na li nga xamante ni moom moo foog ne moom moo nekk logique am ñun nag amuñu ci parole amuñu ci no comment lañ ciy def ñu daal di jàll léegi ci li nga xamante ni mooy statistique Modou Anta mu ngi nar a bëreel ki nga xamante ni mooy Thiat ñu seetaan ko. salaamaaleykum mbokku téléspectateur TFM ak soppe Editik man Ibakan bi nekk sunu lam maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique ci combat bi nga xam ne le 31 juillet 2015 day am fële si stade Demba Diop muy dox si diggante Modou Anta bi nga xam ne Thiès la nekk ak Thiat bi nga xam ne école de lutte Boy Bambara tey combat bu mu leen di jox combat bu am solo la si ñaari carrière ñaari mbër yi muy Modou Anta bi nga xam ne Thiès la nekk jóge si défaite ak Thiat bi nga xam ne si ay victoire la toog donc combat la boo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañu bëgg génn kan moo siy génn ku ko bëgg xam na nga xaar le 31 juillet pour combat bi nga xam ne l'apothéose la ko GFM Entertainment tuddee pour ñu xam kan moo siy génn léegi ñu ñëw si palmarès su Thiat 10 combats la disputé si 10 combats yi am na si 7 victoires pour seulement 3 défaites les 7 victoires de Thiat sont Thiat ñii la daan Thiat doomu Jalaaw la daan Ousmane Diouf daan ñaari yaar daan Cek Junior daan Baye Mandiaye daan Laay Bey mujjee daan ambulance donc yooyu mooy 7 victoires yi nga xam ne Thiat am na ko Thiat nag ñetti mbër ko daan ñen ñoo daan Thiat wulli moo ko daan Naaru Sogas ak Zarko donc loolu mooy palmarès su Thiat 10 combats 7 victoires pour 3 défaites léegi ñu ñëw si Modou Anta nag moo ëppale ay combats Thiat parce que Modou Anta 18 combats la bëre parce que Modou Anta dafa yàgg bëre biir Thiès avant waa Dakar di ko xam donc moom si 18 combats yi 14 victoires la si am pour seulement 4 défaites 14 victoires u Modou Anta bi nekk Thiès nii la Modou Anta Moustapha Diaw la daan Pape Mbaye daan Sokosim daan Cheikh Kane daan Sakal daan Cheikh Niang daan Sankos daan Youssou Ndour bu Lebu gi daan Boka daan Mamadi Ndiaye daan Ousa Sow daan Boy Sey daan Balla Diouf mujjee daan Bàcc Seras donc yooyu mooy 14 victoires yi nga xam ne Modou Anta am na ko Modou Anta nag tamit am na 4 défaites ñan ñoo daan Modou Anta Moussa Ndoye moo ko daan Bébé Saloum Lagrose ki ko mujjee daan mooy Yékini Junior mooy seen combat bu nga xam ne waa Sénégal dootuñu ko fàtte donc maa ngi leen di jox rendez-vous si yeneen i jamono si beneen émission statistique di ñaanal waa Sénégal ñu koorum jàmm ñu génn ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin. Mon consultant Escalité noo gisee statistique bi. statistique bi Modou Anta très riche. champion yi nekk fii pratiquement bëgg naa ñoom. Thiat nekk mbër muy nekk ci benn élan lancé wu dem. pare Thiat dafa daanoon nag ki nga xamante ne moom mooy ambulance bu Thiès bi nga xamante ne moom Modou Anta ñoo bokk. ambulance sama xarit bu baax. waaw moom la ñu daanoon. moom la Thiat daan donc. dina daanaat Modou Anta war a jàkkaarloo ak moom nag. mu nekk combat boo xamante ne dafay nekk premier combat Modou Anta ak saison bi. jëm nag ginnaaw bu ñu waree ba pare ci fin de saison. donc ñaari bëri seen statistique vraiment palpable ndax nga xamante ne demain seen supporters yi dañu mën ne sama mbër am na nangami combat nangami victoire. nangam match nul nangam défaite moo tax c'est hyper important statistique mbër yi Ibakan merci encore une fois. alors L'Oeil du Tigre lii la dafay développer li nga xamante ni mooy sa passion ci biir làmb day tax nga xam sa mbër gën koo mën a supporter gën a mën a xam booy toog di ko défendre fan ngay jaar ak naka ngay daanelee ba jël paie loolu moo nekkoon statistique ñu ci remercier bu baax sunu làmb moom moo fi jaar di nuyu de passage ki nga xamante ni moom mooy Pape Mama moom nag xaritu Sa Thiès sama koy jaajëfal bu baax kooku ku baax la. gentil la. mais yow war nga ko xam de. il m'avait bousculé un jour ci combat Balla Gaye Eumeu Sène. waaw émotion bi la ñoom dañoo bëgg nag xam nga dafa bëgg. Sa Thiès yee macha allah sama xarit boobu. ñaawul de waaw nii di ma bousculé. macha allah ñaawul ma bousculé ko man tamit comme ça. mu taxaw gëstu na mais comment gannaaw bi ñu leen dëgëree ma dem sama yoon quand même. non émotion la am bi xam nga moom day supporté bu baax a baax nuyu ok alors ñu daal di jàll nag ci kii kan la ñu daal fii tegoon macha allah ku baax. ma wan la image bi nga deviné kan la. ku rafet sax. kii daal champion la. kon mel ni ku formé coup. waaw daa wóolu dooleem. kii kan la ngelaw li ëf karaw gi mu naaw jëm ginnaaw am importance nag ci L'Oeil du Tigre. non kii nag xàmme nañ ko bu baax a baax kii nag moom mooy dafa suñu revue de presse nekk Mado. macha allah suñu page bi dafa explosé ba ñu defee photo kii kan la parce que ñëpp ko apprécié ñëpp ko bëgg ñëpp ko adoré. mu jaay doole nii macha allah jaay doole nii waaw day jaay doole. c'est très bien là. day jaay doole dafa ku xam boppam la. sol numéro 9 boole ci waaw attaqué na la ko.
alors kii mooy Mado ñëpp sopp ko ñëpp bëgg ko keroog ba ñu tegee photom ci kii kanda ñëpp ko xàmmee ci saa si di ci def commentaire yu nice di ci def commentaire yu rafet pour wan leen ne l'œil du tigre émission ñëpp la ñëpp ko bëgg te ñëpp ci xaj bien sûr alors ñu daal di jàll nag ci ñi nga xamante ni ñoo trouvé image bi ñoo ñëpp bi ci Mado Diaw la grande animatrice de la GFM borom revue de presse Mbaye Djibi Abdourahmane Sey itam loolu la wax Mbaye Sall Badiane loolu la wax Elimane Cissé tamit loolu la wax Malick Gueye Niang tamit nee na kii Mado Diaw la. d'accord alors am na ñeneen ñu des. Babacar Fall. kii Mado Diaw la revue de presse du Tigre. ki nee na Mbaye Ndiaye tamit nee na c'est Mado la belle dame. qui fait la bonne revue de presse de l'Oeil du Tigre. Morlo tamit nee na Père Tafa kii Mado Diaw la. Allez le Tigre et la Tigresse. la Tigresse xam naa ne kon moom mooy yow ah. Mado Diaw la nee na borom revue de presse ba tey la ñëpp wax. Abdoulaye Kayre loolu la wax Kati Madike Dieng tamit loolu la wax Mamadou Khadimou Rassoul Gaye nee na c'est Mado Diaw borom revue de presse bu neex bi ah chapeau à toute l'équipe de l'Oeil du Tigre ah mention à Père Tafa Gueye merci beaucoup man lay wax na avec ses excellentes analyses et décortications man ko dégg loolu tey ah des combats Pape Daouda Mbaye tamit loolu la wax Rama Diouf loolu la wax nee nañu Mado Diaw la. image bi Mado la ñu ko trouvé bëri nañ alors dañ ciy daal di tànn as lëf rek daal leen di jox li nga xamante ni mooy bon d'ouverture de compte foofu ci banque bu mag bi ñuy woowee BICIC. alors yegg si nañ si suñu dernière rubrique bi nga xamante ni la charmante Mado Diaw Ndiaye moom moo ko fas yéenee def muy revue de presse nañ ko seetaan dellusiwaat léegi-léegi ci plateau bi. jërëjëf Fama Thioune ak tonton Moustapha Guèye di nuyu nag mbokku téléspectateurs yi waaye ni ñu koy defee àllarba bu ne rek ñu yëral leen nag li gën a fës ci yéenekaay yi di tàmbalee nag tey ak ki nga xamante ne moom moo di Yékini nag di chef de file écurie du Ndakaaru ginnaaw nag bu mu génnee ci li nga xamante ne moom moo di ay année blanche njott na ni dina bëree ba tax na mi ngi wéyal ay entraînement wam yéenekaay bi di Grand Place moo ñu ko xamal bu ñu desee ci Grand Place ba tey mi ngi dellu si waat nag ci ndamu ki nga xamante ne moom moo di Siteu ginnaaw bu mu amee ndam ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Zarko mi ngi teg nag ay gëtëm ci ki nga xamante ne moom moo di Sa Thiès wala Lac Rose ñu jàll ci yéenekaay bi di Le Pop nag mi sekk waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di Djibril Seck di professeur de combat wax na ci avenir u Siteu mi tijjil boppam nag ay buntu yu mag ginnaaw bu mu dumaa ba noppi daan ki nga xamante ne moom moo di Zarko ba tax na yéenekaay bi di waa sport wax na ni ginnaaw ndam loolu ba tey Siteu dina dugg si ci li nga xamante ne moom moo di cour des grands waaye cour boo xamante ne dina bare xaaxam ki jàllul ci ay xaaxaam ci combat bii mu génn moom moo di mbokku téléspectateurs yi kii di Quench am na ndam ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Paul Maurice ba tax na gis na boppam ci cour des grands waaye day delloo baat ñi bi mu dëkk ñu tànnal ko nag futur adversaire am ki ñàkkoon adversaire te yaakaaroon ne dina bëre ak ki nga xamante ne moom moo di Siteu du kenn ku dul Diène Kaïré waaye Boy Kaïré di bàyyam gëm na ni diggante boobu du amati te li ko waral du kenn ku dul ki nga xamante ne moom moo di Max Mbargane ndax moom moo bañ lu ne mel ki bañ ba tëdd ci suuf moo di Bassirou Babou di manageru Zarko mi na saxal nag victoire ki nga xamante ne moom moo di Siteu ci biir yéenekaay bi di sunu lamb mu di laaj ba tey ñu delloo ko li nga xamante ne moom moo di victoire am ci victoire boobu ba tey mbokku téléspectateurs yi ki di Max Mbargane di manageru ki nga xamante ne moom moo di Siteu nee na tiitul li nga xamante ne moom moo di seen victoire boobu ba tax na ndam bu leer naññ nañu am ci kaw ki di Zarko li leer ba leer mbokku téléspectateurs yi moo di nag l'histoire s'est répétée vendredi bii ñu génn diggante Siteu ak Zarko mu ñuy fàttali torop diggante Modou Lo ak Baye Mandione aljuma la tombé woon Luc Nicolaï moo ko tëggoon 4 appuis bi ñu doon laam-laamee am na wala amul lu ne mel nag la yéenekaay bi nga xamante ne moom moo di sunu lamb rawatina kii di Ibou Kane di samp laaj ndegam Zarko day doxalee waat ni Baye Mandione doxalee demandé li nga xamante ne moom moo di recours ñuy laaj bu ko Zarko defee ba tey est-ce que dina am wala fu muy mujjee ñu jàll ci ay promoteurs yi mujjee am nag ay combat yu mag ku mel ni Serigne Modou Niang tëgg na nag diggante ki nga xamante ne moom moo di Ibou Senghor 2 ak Malal Ndiaye Prince tëgg diggante Nandi Fall ak Valdo ñu tëjee ak promoteur bi di Pape Dia mi tëggoon journée sargal ki nga xamante ne moom moo di Pa Ablaye Diaw ba tax na ci biir yéenekaay sunu lamb ba tey Pa Ablaye Diaw ngi koy sargal te di ko delloo njukkal ki ñu war a delloo njukkal mbokku téléspectateurs yi du kenn ku dul rëk-rëk di lutteur simple mi toj VSD bii ñu génne diggante Dakar Ñaaxaar ba Dakar
ki toj nag àdduna mbokku téléspectateurs yi du kenn ki du le tonton Mbaye Fall borom l'œil du tigre moom mi boole nag ki nga xamante ni moom moo di tonton Moustapha Gueye ak Fama Thioune le duo de choc ba tax na Fama maa ngi lay delloowaat kaddu yi di la joxaat nag dig daje la semaine prochaine di gërëm bu baax ñu ma ca àndaloon ndax tey nag damaa am ivoirien bu ma dar kooku nag moom moo di Gervais Yao le grand caméraman waaye du ma fàtte mukk samay monteur ñoom itamit ñoo may dar saa su ne à la semaine prochaine. l'émission L'œil du tigre mu ngi tiré nag à sa fin di gën a ñaax xale yu jigéen ñi koor gaa ngi ñëw ngeen di defar ba mu baax di togg ba mu neex di jox alaaji yi ñu koy déguster bu baax a baax di leen ñaanal nag weeru kooru jàmm di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ci L'œil du tigre ba mu mën a sotti ku ci mel ni Diary Coiffure man koy jaajëfal sama mag boobu Mami Sarr doomu ndeyu Soda Ndiaye di remercier bu baax waa Exotique Tendance ñoom nag ñu ngi nekk ci Ouest Foire bi ci koñu nag bi kooku mooy Binette ci Chéri Tidiane di remercier sama mag Lindor Ndiaye ak Maguette Thiam di leen jaajëfal di leen gën a ñaax rek ci Ramadan bi ma bàyyi tonton Tafa gën a wax ci Ramadan bi nag. jërëjëf Fama ñu ngi ziar ci weeru koor gi ñu ngi ci ziar mbokk jullit yëpp bàyyiwuñu kenn tarixa bu nekk Sénégal tamit ñu ngi lay ziar la ñaan nga def weeru koor jàmm ak salaam muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy Thiénaba Niassène muy Ngumba Géewul muy Limamoulaye Yoff bi suñu wet ñu ngi ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi taal aussi suñu loxo ci weeru tedd wi. di sàkku ñaan ci képp koo xamante ne rek doomu aadama nga ah dëgg naa nag aussi wax dafa am solo. ñun ñi nga xamante ne ay taalibe Jamil lañu. di ay turandoo Seydi Jamil. sunu sëriñ. sunu baay Abdoul Aziz Al Ibn. dafay def at mu jot mu ñëw mu ñëw defal conférence. waa kër Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil. mi nga xamante ne mooy baayu sëñ Mansour Sy Jamil mi sama sëriñ. loolu nag mi ngi xew dimanche le 21 juin bi ñu nekk ci terrain. Fass bi nga xamante ne moo nekk ci biir HLM Fass ñu koy woowee terrain chantier fa la ko Alaaji Abdou Aziz Al Ibn di ko defee. fii ci Fass incha allah ñuy jox mbokku taaliba yëpp rendez-vous foofu ci Fass ci waa kër Seydi Jamil. di la gërëm di la sant. di wax ñëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. ñu ngi leen di souhaiter une excellente soirée et bonne suite des programmes avec la TFM. Bonsoir.